Je pense que dafa am benn affaire boo xam ne aussi faut ñu revenir at ci parce que dañu nekk ci jamono boo xam ni dañuy wax télé ci poste parce que tey bu njëkk pour nga daan génn ci média rek c'était tout un problème. nit ñi ñiy def loolu noonu amuñu vie privée man pour man parce que nit ki sa vie yàlla ci boppam moo njëkk sàkk nit ki nëbbal ko lu bari ci moom kon nit boo xoolee loolu yow boo duggee si biir néeg nga sumee ko rek boo xoolee sa bopp da nga xam ne lii yëpp moo nëbboon ci man su ma xëyee tey ne dama koy publier ci face bi wala ci internet bi c'est parce que xamoo yow yaay kan moo tax ku xam sa bopp xam nit lan mooy nit doo jël sa yaram exposé ko ci ay réseaux sociaux wala ay Facebook ak ñoom seen loolu du yoon. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous remarquons que beaucoup de filles étalent leur vie. Il y a même d'autres qui étalent leur corps sur les réseaux sociaux. Mais la question, ce n'est pas aujourd'hui aussi de voir, mais le voir de lendemain. Actuellement, c'est bien de faire ça, c'est bien. Pour eux, ils pensent que c'est bien. Mais seulement, il y aura des impacts, non seulement dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais ainsi que dans leur vie maritale aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons remarquer que beaucoup de filles n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que leur vie a été étalée sur les réseaux sociaux. Non seulement ça, mais aussi dans le cadre professionnel, un patron ne peut pas déjà prendre une fille irresponsable. Ça, c'est dans le cas professionnel. Bon, même aussi, non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre social. Comment tu seras vu par rapport aux autres? L'important aujourd'hui pour les femmes, moi, ce que je peux donner conseil aux jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est surtout de respecter leur corps premièrement, et d'être intègre par rapport à eux-mêmes aussi, de se faire respecter. Et c'est au travers au travers du fait qu'elles se respecteront eux-mêmes qu'on pourra les respecter par la suite. Kenn ku nekk ak sa téléphone portable tey mën nga am sa télé bopp donc di def say live mooy li ngeen tuddee Star Mania jàpp ni peut-être tey am nga yenn valeur wala yenn idée yoo xam ni tey mën nga ko défendre pour s'offrir un exemple à cette jeunesse-là. Voilà, donc c'est ça qui fait que tout le temps ñuy gis yenn bu yi nga xam ni dafay am donc ci wàllu communication parce que wax dañ koy waajal surtout bu dee loo xam ni tey population bi dañ ko war a consommer. mais est-ce que war na tax nga jël sa vie privée li nga xam ne yaa ko moomal sa bopp nga exposer ko sur le net. déedéet loolu mënu ko justifier parce que ñun dañu nekk ci société boo xam ni dafa am ci suñu valeur benn valeur bu am solo boo xam ni moom mooy sutura te dañu gis ni sutura boobu dafa commencer denc ci société bi. dangay gis nit sax dama ko doon seetlu ci weeru koor bi dangay gis nit li mu war a ndogoo sax da koy def statut tey lii laa war a ndogoo jël vie privée am li nga xam ni ci biir kër la waroon a des wala ci biir néeg la waroon a des tey nga def ko tey teg ko ci place publique bi ñëpp di ko xool moo tax léegi valeur boobu nga xam ni amoon nañ ko Sénégal muy valeuru kersa valeuru sutura dafa commencer disparaître donc du raison que tey am nga possibilité tey génn sa vie privée yëpp nga ni ko bàcc ci digg donc place publique bi ku ci nekk aussi mën nga heurter la sensibilité ci ñenn ñi mais aussi ñi nga xam ne ay xale lañ seen xel dëgëragul mën nañ jàpp ni loolu moo baax moo mën a wéy alors que yow comme peut-être nit ñi xam nañ la sa doxalin ak say wax da nga ko war a segg bu baax a baax. jërëjëf. voilà merci beaucoup. merci beaucoup ni ngeen ko seetaanee léegi rek ñu daal di gis reportage boobu nga xam ne daal di jàll sur ce plateau de autour d'une table ñu daal di fi am beneen gan Zeyna moom nag muy wuyoo ci turu Lamine Ba nekk chroniqueur en même temps ñu daal di koy ràññee bu baax ci réseaux sociaux yi ndax mu daal di nekk administrateur foofu la rek di Sénégal Plus Lamine salaamaaleykum. maaleykum salaam Mohamed. tey nag dama lay sànni xeer bu baax a baax ndax ñoom ñi ñuy woowee Star Mania ñoom ñoo ko créé. yéenay jël ki nga xam ne tojul fenn noonu laa ko mën a woowee wala amul buzz wala kenn xamu ko ngeen koy interviewé yéen site internet yi. bu ko may buzz bi nga xamante ni amu ko. moom laa doon wax sànq peut-être yéen aussi da ngeen di nga xam ne tojul fenn comme ni nga ko waxee amul yenn ampleur yi gisuñu ko fenn ràññewuñu ko fenn ngeen jël ko invité ko ci plateau mu yaakaar ne instant bi toj na dëkk bi. toj na dëkk bi yéen pourquoi loolu yéen tamit am ngeen part de responsabilité bu mag. bon tout d'abord dama leen nuyu Mohamed. di nuyu Zeyna di nuyu sama yaay maman Myriam Dior ñoo bokkal plateau bi mooy li may tàmm di wax rek moom pusam la yor fu mu gis bën rek ñaw ko ba mu rafet ci sutura nag te kenn du yëg. moom yor na puso waaye yéen yoroo leen puso yéen yéen a tas dëkk bi la yéen yéen a tas dëkk bi yéen yéen a créé les petites starlets ñoom site internet yi yéen laay waxal yéen site internet yi yéen ay créé star yi nga xam ne matuñu star. Mohamed
gis question bi nii nga posé dama ci sawar a tontu booy xool à travers samay statut WhatsApp tout le temps damay wax que la promotion de la médiocrité va toujours aussi loin dans ce pays je m'explique Mohamed récemment amoon na période du couvre-feu bi amoon na benn chanteur bon Ouzin Keita def na benn sortie non du astafurlah Pawlish Mbaye def na fi benn sortie jug dóor arek présentatrice bi ki moom site bi xam naa ko dañuy waxtaan ma ne quoi qu'on puisse dire il mérite un minimum de respect man fu ma je le dis haut et fort je le dis à haute voix man Lamine Ba àdduna du yàgg ba ma tàllal micro Pawlish ak Ouzin Keita du ma ko def. lu tax parce que moom waxi def mooy liggéeyam wax na ko. non man lan mooy sa liggéey man waxi du ma def toog nit taxaw naan yéen journalistes yi teg ci lu ñaaw du ma ko def man du ma tey présenté ki nga xamante ni bu ma ko invité buzz négatif lay def. léegi est-ce que ñëpp nekkuñu journaliste. c'est ça très bien Sénégal ils font la part des choses da ngay gis ko def ñaari émission ne journaliste la da ngay gis ko am page bu am doole ñëpp di ko suivre mu ne journaliste la c'est dommage Mohamed. mais le journalisme est un métier indépendant mais tey aussi ku jóge fële sama genre gi ne journaliste nga il faut que tamit ñu respecter sénégalais yi il faut Mohamed dama la jox benn exemple période Thione Seck ba mu amee problème sama benn copain à l'époque moo nekkoon rédacteur en chef benn site internet bu ñuy suivre bu baax mu def benn publication moo woo ko mu ne ko boy mu ne ma naa ma ne ko est-ce que xam nga li nga wax ci article bi amul mu ne ma non xam naa bu baax di xew mais buzz bi ci kii bi la nekk. waaw mais soo gisee li tax man ma sànni ko xeer Zeyna. seetaan nañ fi léegi benn vidéo bu jàll muy ay xale yi nga xam ne seen yaram yëpp a ngi ci biti muy xew jàmbur man ba léegi borom xew bi blâmé wu ma ko man pour man ñi dem ci xew mi filmer xew jàmbur daal di koy def seen statut borom site internet yi nga xam ne amuñu contenu daal di koy reprendre di ko relayer man ñooñu lay blâmer. mais Mohamed sur ce coup moom laa doon wax sànq ma ne la que instant bi nii yaa ngi gis nga xam ni ñi marié yow nga ñëw jël say caméra vidéo tasaare ko mais sénégalais dafa bëgg dem seetaani yow boo ñëwee bind ci sa article mariage de diw nangam mais ñun instant boobu noonu dañuy am benn euphorie boo xam ne foo ñu dem gëstu loolu lan la léegi sénégalais yi foo ko ñu dem vidéo loolu ñu ba nga xam ne ku nekk def naan kat lii foog ma dem yër ko xam lan la. da nga bëgg a wax ni ñoom ñi nga xam ne ñoo yor site internet yi nombre de vues bi ñu ci am moo leen intéressé. exactement nombre de vues bi ñoom. donc Mohamed bu ci génne bu leen ci génnee seen bopp yéen ci ngeen bokk. non ñun su ma nee yéen ñun ñëpp la ñun ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci organe de presse. maanaam moo xam muy journaliste wala présentateur képp ki nga xam ne yaa ngi yëngatu ci organe de presse est-ce que nombre de vues bi ngay am ba YouTube di la ko fay war naa tax nga daal di pervertir génération. moom laa lay wax que jaru ko parce que xamoo ndax yaa ngi yàq àdduna jàmbur xamoo ndax yow yaa ngi tooñ nit ki am na famille am na ay papa am na ay yaay am na mën sax doom donc yow nga ñëw bind sa article lu la neex juste pour avoir benn nombre de vues je pense que loolu tamit fléau la ci dëkk bi. xoolal balaa may ñëwaat ci Lamine yaay booy ñoo seetaanandoo vidéo bi damay jël benn question spécifique rek muy laabaan ndax ñun ay africain nañ dañoo am suñu ay réalité da ngay nekk xale ñu xamal la danger bi nekk ci wasin bees maanaam soo nekkee wasin bees day am ay ñeneen ñuy ñëw di la fekk si ñoo xam ne duñu ay nit mën nañ leen woowe ay jinne wala ñu daane yow nga nekk njulli day am lu mu àndal ak laabaan. y a des rites sacrés. laabaan danger bi nekk ci laabaan yëpp sër bi nga xamante ni moom mooy sëru seet bu bees bi liggéey yu ñu ko ci mën a liggéey jëf yu ñaaw ñu ko ci mën a def ñu daal di jël laabaan rek exposé ko si net ak sutura bi ñu doon waxaat sànq. yaay booy loolu nan nga ko jàngee. xam nga laabaan dafa di loo xam ne moom dafa daan di am mais ñu dem ba un moment amatul mais laabaan heure bu ñu takkaan nit ba mu jëkkëram jël ko le lendemain pour setal yaayam dañuy génnee sër bi wane ko. loolu d'accord naa ci. mais liñ koy wane ci net parce que tey jii benn Aïda xumma wala benn astu bu kenn xamul bu toog fële laabaanam kenn wanewu ko mais pourquoi man damay génn télé nekk artiste am image bu ma war a préserver am naa jëkkër ba sama laabaan dañ ko war a wane. xam nga déjà il faut nga cibler personne bi d'abord c'est-à-dire que c'est une personne publique et quand tu es une personne publique et qui a eu des antécédents si yow am na yu ñu jot a wax ci moom am na yu ñu waxul ci moom am na ñu ko bëgg am na ñu ko bañul am na ñu ko bañ astafurlah toog nga aussi ñu indil ko warugar mu wane ko
ba ñu wanee warugar bi ñëpp dañuy wax. kon yow d'accord nga ci warugar yeeg laabaan yi ñuy wane ci net bi. c'est pas que d'accord man par exemple du ma ko def mais y a des personnes publiques yoo xam ne bon man ça ne me dérange pas que ñu def ko parce que dama koy comprendre lu tax ma koy comprendre ci lu ñuy dox moo tax. gis nga booy dox ci ay mbirum star ay mbirum cinéma ay mbirum yëpp y a eu une cérémonie par exemple bu amoon les awards du cinéma bi am sa benn édition moo doon mais la première édition bi am mais il fallait voir les actrices yuy ñëw am na si ñoo xam ne mais elles étaient vraiment starifiées. moi j'étais là-bas maa ngi fàttali ko événement bu ñuy wax Movie Awards. Teranga Movies Awards j'étais là-bas mais effectivement ñu ngi woon ci benn sphère hollywoodienne c'est normal man d'accord naa ñu daal di jëmmal màggal ci suñu cinéma d'accord naa ñu daal di jëmmal yaay booy màggal ñi nga xam ne ñoom ñooy représenter dëkk bi fépp ci àddina mais encore une fois tey ji benn Rokhaya Niane bu ñëw ci Teranga Movies Awards ñu daal di koy màggal d'accord naa si mais nag benn nit man waxeewu ma foofu xam nga fan laa waxee ñëwal y avait toutes les actrices pratiquement du Sénégal yu fa passé ki gagné kii bi ndam li Adjara Fall elle était comment elle était simple elle était habillée simplement ak yooyu mais ñi nga xam ne ñoo nekk suñu après suñu génération ñun mais il fallait les voir c'était des stars tay baas yu graaw yu kii tuwee yu toju def ay cheveux yu bizarre affaire yu mel noonu yëpp elles se sont présentées en star donc loolu mooy lii am ni mooy continuité wu loolu c'est-à-dire que quand tu te sens star et que yow booy génn ci mbedd bi nit ñi ñi ngi lay xool ñi ngi lay topp di la dàq yow diw mais c'est normal que boo toogee avec des antécédents daan naa génn diw bàyyi na ma takk na keneen parce que léegi dama commencé xam affaire yi dafa am ay page 100% cas yooyu maa ngi ci sama yaay day cas Lamine Ba non ñun léegi damay bàyyi yéen bi daal ne ñun site internet yi amatuñu contenu ñun amatuñu dara luñ dugal ñun daal dañuy xëy di foo suñu page yi fees ñu bari ay vues amatuñu luñ dugal ñun Mohamed des fois da ngay pour dëggal li nga wax da ngay gis benn article nga dugg contenu bi ak article bi c'est diamétralement opposé parce que dañ lay inciter pour nga dugg ñoom nu ñuy amee xaalis la ñuy xooluñu tey conséquence nit ki nga bindal affaire bi xalaatuñu famem xalaatuñu ndax am na jëkkër wala am na jabar xalaatuñu entourage am donc tey man damay lancer benn appel rédacteur en chef yi directeur de publication yi surtout ñu xoolaat gis nga Mohamed milieu site internet milieu médiatique bi lañu war a assainiraat y a beaucoup de sites internet au Sénégal. loolu mënul nekk ndax Zeyna mi du fi toog jàngul xamul lu bari waaye dafa rafet suñ ko tegee ci télé bi ñëpp dañ koy seetaan pourquoi man mi ngi yor sama site internet du ma jël Zeyna teg ko fi on est d'accord. pour que loolu mooy léegi foofu nag y a vraiment problème pourquoi ñu assainir non dañuy waxtaan Lamine ki nga xamante ni moo jàng moom moo aay te rafetul indiwul nombre de vues kenn du ko jël nan ngay assainir. mais nag problème bi foofu la tey attends nag Mohamed foofu du ci site internet yi kese foofu loolu dañ koy gis fépp. Mohamed boo demee ci entreprise yi da ngay gis ki nga xam ne dafa am diplôme kii amul CFE amul BFM mais lan bu demee négocier mën nañ di ay partenaires kii bi lañuy xool. waaw mais attends mais tamit ku ni ñu koy waxee kuy araw kay lax mbaa fonde moo tax léegi nag bu dee man dama yor sama entreprise te kat ki nga xamante ni moom laa bëgg a indi ci entreprise bi amaluma benn apport su ma ko ci tegalee du ma indil xaalis Zeyna macha allah ku ko seetaanaat ko mais tamit Lamine bu ñu naxante. waaw léegi dérive yi ngay gis yëpp ci suñu émission yi li ko waral mooy li ñuy wax Belle et Betty. elles n'ont rien dans la tête. maa ngi jégalu nag mais amuñu dara ci seen bopp. kon pour yow daal ñii di TikTok ñoom seen bopp yi dara nekku si. am na ci ñi nga xamante ni am nañ dara ci seen bopp nag. mais affaire bi je prends le cas par exemple ku ëpp vu TikTok Sénégal Fa Aïdara kenn ëpp ko buzz ci TikTok bi. Fa Aïdara man li ma gën a séduire ci moom du sol tenue bu incorrect Fa Aïdara day aborder ay thèmes yi nga xamante ni ñëppay seetaan ci humour ci respect ñëpp a koy apprécier Fa Aïdara ñëpp a ko bëgg. te da koy sellal day muuru Fa Aïdara kenn musul gis pepp karawam. déglu yaay nee na yaay ñëwal. yaay ñëwal yaay loo bëgg a wax ci boobu. loolu moom mënuma cee wax moom. mais daal xam naa ni gis naa fan yi ay affiches yu mu nekk. ay couette dana def. mais d'accord nga ni Fa day toj. non man personnellement dama doon seetaan nii rek yem si moom bon xam naa TikTok xaw ma ci woon lu bëri
dama daan seetaan nii rek ma yem ci moom mais elle m'a séduite après ma lire benn post bu benn kii def disons influenceur def mu ni moom lu ko ci neex ci xale bi mooy ni que dafay def ay TikTok ak yooyu mais dafa sell te man ma fille elle fait des TikTok te buy def TikTok à chaque fois bu tegee ay yëfam damay ñëw xool ko ne ko loo sol ma ne ko non bugguma sa lumbax feeñ wala bugguma sa lii feeñ bugguma sa lii feeñ su fekkee ni nga war a tourner tu le feras. mais yaay bu dee loolu ngay jox suñu rakk ji ñu koy nuyu Aïssatou Ali bu dee loolu nga koy jox comme conseil mu bañ a génne jumbaxam est-ce que dina arranger tamit télé yi nga xamante ni ñoom seen programme mooy def ay émission buzz télé yi nga xamante ni seen service commercial pour mu marcher il faut que ñu daal di def ay émissions yu am buzz. buñ ko soxlaa moom ils vont s'adapter parce que man du ma nangu yenn yi y a des choses yoo xam ne c'est aux parents su dee xale la c'est aux parents de mettre le holà. C'est à nous de faire la nouvelle génération. Il faut que les choses changent. Zeyna su changé ne ko Sénégal nañ nekk lu mu nangul moromam nangu ko. d'accord nañ loolu mais moromam ba koy nangu moom la rek te terewul mam mi nga xam ne ma ngi koy bañ Faa Aïdara mi ngi nii elle a des tonnes et des tonnes de vues te pourtant dafa yiw dafa sell man damay xool ay yenn TikTok yenn xale yi mais damay avancer du ma ko kii que ce soit ay tubaab ak ay sénégalaises ak yëpp man chaque jour damay poster ay TikTok. mais sur ce coup man je pensais que TikTok de base c'était benn application bi nga xamante ni comme man ni ma koy jàppee. humour pour s'amuser nga toog wéet def sa ay TikTok ka foo reetaan mais léegi on voit que TikTok bi ça a dépassé en fait limite li mu nekkoon. léegi da ngay gis ñuy sol lu leen neex ñu ngi ci TikTok di wane seen cër yi de base dama naan lii est-ce que du benn site boo xam ne nit yi dañuy nekk di war a di jaay seen bopp wala de man je comprends plus en fait. Attends, dans TikTok, y a des gens qui enseignent le Coran, y a des gens qui font des messes. mais ñun ñëpp ay star nañ. non ouais ay star la ñuy doon c'est-à-dire que star dans ce qu'ils font. c'est-à-dire que ki nga xam ne ay alxuraan lay def ak di ko ci tari. mais ñi nga xam ne loolu moo leen intéressé. ay star lañu pour ñoom. parce que bëri nañu ak ñu koy def mais kenn lañ ciy ciblé di ko gën di setaan xëy na moom la baatam gën a neex am na ñoo xam ne dañ fay nekk pour ut ay clients dañuy cagatu am na ñi nga xam ne dañu bëgg les producteurs de télé xool leen gis leen bàyyi leen xel jël leen liggéeyloo leen ku nekk ak li la indi mais à la base c'était une application pour s'amuser c'était ça amusement bi dafa mujj ëpp ndax genre ñoom Lamine Babi du ñu gis benn xale bu jigéen jekk lool nekk TikTok am envie doon star dañ lay promettre monts et merveilles da nga doon star waaye dana am fu ñu jaar ak yow conséquence star mania dafa am ay conséquences. ndax dañuy wax promotion canapé. ñenn ñi dañuy wax dañ leen di violer. te loolu lépp bëgg a teg sa bopp fi nga eggul moo koy indi. Mohamed bés mës naa ci waxtaan ak yow lu tax bëggatuma dugal casting man maa ko xam bari na ci milieu bi ñu am départ bu baax parce que actuellement tout le monde se connaît Dakar dafa tuuti Dakar benn néeg la tout le monde se connaît. bari na ay producteurs yi nga xam ne c'est des jeunes déggatoo leen fenn parce que chantage yu ñu doon chanté loo xale jigéen ñi kii day génne wax ko copinam kooku wax ko copinam kooku wax ko cousin exactement doo jara ci dara sa image non seulement day yàq deuxièmement dootoo crédible Mouhamed War man léegi casting yi may mujjee def yëpp casting ciblé laay def Mouhamed War xam naa la booy ñëwal bureau dama am benn projet bii lii ak lii gis naa la ci maman ñëwul passe au bureau boo amee temps Zeyna ainsi de suite des fois nag am na xale jigéen yi nga xamante ni ñoo lay pousser yow nga def sax li nga xamante ni da nga koy regretter. maanaam en tant que chargé de production wala directeur de casting matoo mat bu toll ni xale ak lu mu mën a ñëwee 15 ans la am 18 ans la jabaru jàmbur jekk na provoqué na la da nga kaa war a fekk si. Mohamed des fois xale jigéen ñi ñooy def premier pas. man mës naa lancer benn casting li ma lay wax ni yàggul xale bu jigéen yónnee ma photo yi nga xamante ne man damaa tiit mu ne ma bu ma fay man naa fay ni rek. loolu lépp pour nekk star. pour nekk star télé yi directeur de programme yi xam nañ li muy wax. xam nañ li may wax ñaata xale jigéen présentatrice wala animatrice ñoo nekk ci télé yi amuñu salaire amuñu 1000 francs bu weer bu dee ñooy ñëw rabaisser seen bopp ne la naa fay ni rek. mais loolu sur ce point dafa mel ni complexe tamit dina ko indi parce que di nga gis sa benn copine mu am waayam bu baax mu takk ko may ko comme par exemple benn 5 millions 3 millions léegi yow mi jigéen bi nga am benn complexe nga ni kat man foog ma dem wuti góor boo xam ne foog mu may ma 10 millions nga xam ne man dinaa ko mën a wane si internet bi wane ni man kat ki may génnal am na xaalis ba nga xam ne yow seetatoo ki nga nekkal sutura bi ngeen nekkoon mais léegi dañu am benn complexe daf lay jaral nga fàtte lépp fàtte ni bés dana ñëw sa bàjjen dana soxla sa sër
fàtte ni bés dana ñëw danañ war a laabaan yaay booy yow tamit ci li mu wax rek laa lay fekk si nga yor tout tànk moom it mu daal di nekk rek di lancé wu ci lu jëm ci wàllum télévision yi est-ce que waajal nga ko xale yi dañoo gars yi dañoo garaaw de directeur de casting yi waaw mais xam nga. du ñëpp nag ak ñañ ko sañ a waxal du ñëpp non dafa am mais dañoo garaaw lool. dafa am xale ak xale. gis nga nit bu soxla bokkul ak ku soxlawu xam nga am na xale yi nga xam ne dañu am soxla dañuy bëgg a feeñ. dañuy bëgg a am mais xale bi nga xam ne fekk nga lépp a mot ci kër baayam ak kër ndeyam xale bi nga xam ne tey ji par exemple bu indee cachet kenn soxla aussi 15 dañ ko naan saraxal diw saraxal diw saraxal diw bokkul ak ba xale bi nga xam ne dafa bëgg coûte que coûte vaille que vaille feeñ du benn xale da nga koy encadrer c'est-à-dire que doom la mën a doon sa doom bu wàccoo yow nga yoratoo ko dundaloo ko solaloo ko fayaloo ko école dootul sa doom da ngeen di nekk colocataire ci kër man nag duma nekk colocataire ak njaboot man sama njaboot dama lay yor. ii yaay day box waate loolu xam naa ci dara yaay day box xale yi yaay booy yaay day box xale Lamine Ba tey jii benn artiste quelconque boo xam ne sa frère la wala sa sœur la soo ko doon conseiller pour yow lan mooy vie privée ak lan mooy vie publique am. tey su ma doon conseiller benn artiste muy célébrité bu mu mën a doon muy nga doon góor nga doon jigéen benn am na li nga xamante ni c'est ta vie privée ça ne nous regarde pas. vie privée boobu lan nga jàpp ni lii privé am la ñun ñuy seetaan télé wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci site internet yi soxlawuñ ko xam. sa néegu biir benn. déedéet d'accord ba tamit il faut que ñuy génn néeg yi ñi xam ne ni ñun suñu néeg ay chambre à coucher importé nañu am Lamine Ba. mais c'est pas parce que da ngay wane li nekk sa biir néeg wane décor bi et tout ça que da nga war a wane intérieurement. non su feeñul doo star d'accord ma Lamine. y a vraiment une différence quand même. waxul néegu biir pour la chambre à coucher. c'est-à-dire ton intimité lay non kon na ñëwal parce que man li ma dégg mooy damaa gis léegi ay artistes yu bari balaa ñoo am lu leen neex. daal di génne seeni chambre à coucher daal di génne seeni salon xëy na néegu biir boobu laa dégg wala yow néegu biir interne bi ngay wax maanaam li nga moomal sa bopp. li nga moomal sa bopp bàmmeelu biir waaye daf may neex loolu nga daal di def. en parenthèse di nga gis benn damay ibbi benn guillemot di nga gis benn acteur. wala actrice mais à travers seen accoutrement yow bu sa xel dawee dëgg di nga xam ñii liñ fi nekkee woon di nga gis mu toog snap. wala mu posté ko ci benn réseau bu mu mën a doon muy Instagram wala fenn parce que ñooñu ormaluñu seen bopp côté boobu laay waxee muy benn ñaareel bi mooy nit ak loo mën a def guddi am na. yàlla dafa wàccee guddi pour sutura. pour mu suturaal ñu tey booy def naka sudul noonu boo déggee sëkkat sax di nga tëb parce que da nga suturaal sa bopp tëj bunt tëj palanteer bañ kenn xamal la. donc ni nga ko defee noonu yow it denc ko ba public bi bañ a xam yow it lan nga fa def. mais Lamine sutura ak star àndul yow tamit. su ma bëggee nekk star faa ma fës fës ñëpp di ma xool bëri na star yi nga xamante ni nii am nañ tur ñëpp a leen xam mais dañu suturaal seen bopp bu ñu defee tey statut WhatsApp wala story Instagram balaa ñuy dugalaat yàllaa xam. loolu Sénégal bi la xewee. xam li ma ci xam bëri na. c'est pas parce que tu es une star que tu es connu ñëpp xam la ñëpp ràññeel que tu dois t'exposer ba nga xam ne yow sa vie intime sax da nga koy wane sa réseaux sociaux mës naa dégg ci Coumba Gawlo nekk la li nga xam ne bu xasee ba dugg jeex na mës naa dégg ci Coumba Gawlo Seck mu daan ne ki nga xamante ni dangaa war a cher nit yi dañ laa war a namm te fu ñu tourné seen lëf fan la star di feeñ ci yow ma daal di déggaat Youssou Ndour daan na wuyoo moo ndaje del sóoraale ëllëg fu ne nga nekk fa fu ne ñu gis Mohamed dama lay jox exemple ci ñett ñii rek mu Youssou Ndour bi nga wax Youssou Ndour bu weesoo concert wala ñu invité ko doo dox ci temps bi ba gis ko amul Mohamed Ndao Tyson bu weesoo combat am doo ko gis ci dëkk bi du benn xew-xew booy dem nga gis ko Yaxya Joob Yékini doo dox fenn ba gis ko te ñooñu jàppee nga ni ay star nañ. ñooñu ay star nañ. Youssou Ndour star planétaire la. bu ñu demee ba ne deuxième homme le plus populaire de l'Afrique après Nelson Mandela. Akon star la. bëri na ay star yi nga xamante ni bu weesul seen domaine tey xew-xew am nga gis leen doo leen gis ci dëkk bi. bëri na mais nouvelle génération bii dangay gis ku def boo mën a sax série de mais figuration fin 10 secondes. Mbaadu daal di bloqué say noonu ah daal di bloqué samay noonu waaw. daal di ko capturer ko nag yaay booy. noonu yi dafa mel ni noonu yi tamit yokku na affaire star bu baax a baax noonu yi nag tey dafa am ki nga xam ne moom kooku dama koy indexé loolu
am fii laa amee occasion wax ko dama koy wax Oustaz Modou Fall. man maay wax ak yow. da nga bàyyi suñu xarit. non gis nga Mohamed. tey nit bu ñu demee ki ngi war a xamal nit ñi yàlla. bu ñu demee ba Mohamed amul aaya alquran aaya ci nekk yëpp amul benn aaya buy wax waxu noonu amul. tey bu ñu demee Mohamed ba nit ñi ki war a xamal nit ñi yàlla ñu jël ko def ko arme de guerre kooku war na xoolaat toogaay. waaw mais bu dee Oustaz Modou Fall dafa xool gis ne Sénégal mooy pour nga am fi buzz pour nga doon star il faut que yow it nga daal di créer concurrence divergence boobu affaire u noonu te moom tamit nañ ko nangul Oustaz bu moderne la loolu la fekk fii defante bi la fi fekk aw ak ñaareel génération yi nga xam ne dañuy noonante est-ce que duñ ko nangul. mais est-ce que moom conséquences yooyu noonu est-ce que ci nit jël statut benn extrait Oustaz Modou Fall dugal ko statut keneen gis si boppam ñu xuloo moom est-ce que mi ngi toog di xalaat loolu noonu. waaw mais dafay créer ay star parce que tey jii nag moom je suis pas d'accord. c'est-à-dire que xam nga loolu aussi il faut que ñu wax ci. les histoires de statut et de poste. man mës na ma interpeller ni ma gis nga diw poste bi mu bind man la ko bindal ma ne ko mais man poste boobu lire naa ko ba sax tontu naa ci mu ne ma waaw man lay waxal ma ne ko ça m'étonnerait que mu wax ak yow lu tax nga ne yow lay waxal mu ne ma si man la naa donc les gens da ngay bind dara ñu jël ko moom ko peut-être parce que ñoom ñoo def lu war a tax ñu di ko moom xam nga man loolu daf ma intrigué lu tax da ngay def statut WhatsApp quelqu'un te dit waaye yow xanaa dafa am ku la def ma ne ko ci naka noonu mu ne ma non statut bi nga def ma ne ko non man damay toog rek au feeling des fois kii posté dara ma capture ko def ko statut wala des trucs comme ça. dégg ko booy bi ne boo dugalee diine ñu ne da nga seytaane. booy def citation ñu ne da ngay gaarawaale. booy def ay photo ñu ne da ngay jaayu. léegi mais nag est-ce que du loolu moom ñoom ñooy créer seen propre nom en fait. parce que loolu laa bëggoon ñëw. yaay daf ko expliquer léegi da ngay toog ni waa man kii bëgguma diw daf maa bañ alors que yow diw boobu mën na am sax lijjantiw la xamu la mais yow tu te crées des ennemis toi-même pour lan ñi ci gën la xam. et ce qui se passe entre stars pour revenir parce que question boobu ngay wax noonu da ngay xool ñoom ñi nga xam ne ñooy génn télé audio WhatsApp yi jëwante bi. yaa fi def yaa fi wax ba pare ñu daal di koy jëlaat exposé ko yaay booy mariage yi divorce yi. artiste bu divorcé ñu teg ko ci kaw la mën daal loolu. jaaxal na ma mais ce qui explique cela xam nga lan la dama koy tënk rek loolu. mooy tey nga ne yow da ngay feeñtale en public nga Mouhamed gis nga booy feeñtale moo ma taw sa bopp. am na milieu yoo xamante ne boo ciy évoluer ku nekk daf lay bëgg dugg. di nga des fois di nga toog liggéey ak nit xam jikkoom xam ni kii yéenewul a jàmm mais liggéey moo leen boole bu jeexee ku ne dem ku ne am ci lu mu ciy am. tey mënoon nekk ci benn position Mouhamed groupe WhatsApp bu ñu la invité nga dugg. mënul nekk Mouhamed tey mënoo nekk ci benn milieu di ko évoluer xew-xew bu am nga dem. ku dee ca marché yaa tàggee sa bopp. Lamine Ba dama la bàyyi nga daal di tàggatoo. Mouhamed maa lay remercier. kontaanoon bu baax a baax. mais maa la gën a xaw naa la fi sànni ay xeer ndax yéen nag wax dëgg fa yàlla bu dee dañuy wax dëgg rek. ñun télé yi ñun journalistes yi ak animateurs yi bokk nañ ci ñuy créer ay stars ñun ñooy fekk nit ku toog këram. ngeen baal ma ci kàddu gi tekkiwul dara ñu daal di koy indi daal di koy may buzz. Ça a été un plaisir de t'inviter sur ce plateau. Mais c'est réciproque mon frère, c'est réciproque. Merci à toi, merci à Zeyna et merci beaucoup à ma maman que j'apprécie, que j'aime énormément. sama yaay bi moom nee naa ko bu ñu amoon yaay yu mel ni yow rek. macha allah ci réseaux sociaux yi. xam nga des fois fougue de jeunesse daf ñuy jàpp. waaye bu ñu xalaatee. wala def xalaat benn publication bu ñu xalaatee ni maman Myriam mun na dina ko lire waaw dañuy defaraat wala dina ci am syncope waaw wala suñu bindalee doobu jàmbur yaayam dina am lu ko metti waaw yaay boobu ñu xalaat yow tamit kontaanoon nañ dalal la fii xam naa ni li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi lan ngay tàggatoo sa doomu star yu ndaw yi nga xam ne defante rek moo leen neex. man daal li may wax jeunesse bi mooy ni ñoom ñooy magu ëllëg te boo nekkee magu ëllëg da ngay xam ni ngay toogee da ngay sédd ëllëg c'est-à-dire que TikTok baax na mais pourquoi nga TikTok di wane sa yaram amul njëriñ ñii di la seetaan duñ la naw xam nga boo yaakaaree ne dañ lay naw duñ la naw góor bu la gisee dina la xemem mais du la bëgg donc nañ bàyyi xel ci loolu gis nga ku la bëgg du la jox rendez-vous ci mbedd day ñëw ba sa kër nekk sa kër bàyyi wax na waxi mag dëggantaan kontaan ci yow non il faut que loolu xale yi moom vraiment du ma jóg si di leen ñaax ci loolu surtout ñu jigéen ñi xam nga ñu jigéen ñi daal vraiment war nañu xoolaat bu baax seen toogaay ñooy jur kilifa ëllëg yi ñooy jur kii wa te bu ñu bëggee suñu dëkk baax il faut que mentalité yi changer il faut que xale yi xam seen bopp ba dara du lu ndaw du leen jaral li ñuy wax toujours on vit dans une période médiocre Sénégal loo gën a médiocre ñu gën laa yëkkati teg la ci kaw xam nga et ça c'est vraiment dommage parce que Pawlish li mu leen wax dëgg la de
Pawlish li mu leen wax ni leen ay lu tax ngeen agsi fi mu ne yëfi dof samay waxu dof samay yëfu dof moo tax ngeen ñëw toog fii mais la raison mais tamit na xool ñan ñoo fa toogoon di ko interviewé ñan ñoo fa toogoon di ko maanaam ñi ko doon interview ak moom ñoo yem ma yaay booy kontaan naa ci yow kontaan vraiment ci Zeyna nga xam ne léegi daal waru galu 16 millions ak 20 millions moo xew ci biir réew Zeyna tàggu naa la yow tamit kontaan bu baax a baax. Mohamed la wax que damay am tout le temps mbégte ak contentement di bokk ak yow plateau bi. leen wax que liñ fi jëlee yëpp. yow moom soo amul 20 millions waru gal du ma ñëw sa mariage 20 millions waru gal laa bëgg. 20 millions waru gal ak ay oto yu bari ak kër yu bari sinon du ma ñëw. yàlla baax na kon nag mbokk yi ñu ngi leen di tàggatoo fi la ñuy mën a yem tey xam naa lépp mënut fi xaj waaye dañ leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah si yeneen rubrique. merci beaucoup alors c'était Zeyna Loli amoon mbégte bu baax a baax teew fii ci A221 si seen émission autour d'une table ma daal di amoon mbégte nag daal di dalal kile nga xam ne rek mooy Fatima Ndim di ko remercier ci disponibilité waaye kontaan lool dalaloon fii sama yaay Ajaratu Myriam Ndior kontaan également dalal la fi yow it Lamine Ba di wax ne ni c'est toujours comme ça sur A221 on vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de autour d'une table.